bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin mawlana abul abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa ahli tariqatihi al-faa'izin ar-raabihiin amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon ñu ngi woon ci al-kunuzul ashara ba ci tey maanaam ñu ngi woon ci al-kanzus saani maanaam jeexaloon nañu chapitre bi nga xamante ne moom moo doon wax ci at-tajalli at-ta'addud at-tamassul at-tashakkul ak yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju tey incha allahu taala dañu gis beneen chapitre bu bees boo xamante ne ci suñu kanzu saani bi moom mooy ñetteelu chapitre bi ndax chapitre bu njëkk bi moo nekkoon al irada ak al mashi'atu ak al amru muy coobare maanaam borom subhaanahu wa taala ak namm-nammam al irada namm-namm al mashi'atu coobare bi ak al amru ndigalam gisoon nañu ci li nga xam ne moom moo ci aju woon léegi ñu gisoon ci suñu jotaay yu mujj yi li nga xam ne moom moo aju ci al xeetu tajalli ak ta'addud maanaam xeetu feeñu waay lañ ak limu tamassulu mooy taxaw représenté wu ci dara maanaam def représentation figuration ci dara tashakkul maanaam rëddu ainsi de suite yi nga xamante ne ñoom ñoo ci amoon yëpp al hulul al ittihad at tasawwur at takwin wala boog at takawun maanaam mooy di amal am maanaam nga xam ne da ngay mën di wax kun maanaam dara di nekk loolu di nekk fa yakunu mbir mi nekk kon yooyu gisoon nañ ko ci suñu jotaay wees léegi nag tey incha allahu taala ci la ñuy gis beneen chapitre bu bees boo xamante ne chapitre bu am solo la ci ki nga xam ne moom mooy kii soobu ci yoonu yàlla mu xam ko bu baax a baax maanaam mu nandu ko xam ko xàmmee ko bu baax ràññee ko mooy xayaatul kawni xayaatul kawni mooy dundu nekk ne maanaam kawnu bi nekk bi kawnu dañ koy wax di de manière globale en général di ci jublu baat bi ci jëmmi boppam mooy cosmos bi parce que al wujud moom mooy existence maanaam nekk existence mais kawnu moom mooy cosmos bi maanaam li nga xamante ne mi ngi jóge ci kaana yakunu kawnan maanaam kaana nekk na yakunu dana nekk kawnan moom mooy kawnu bi mooy nekk gi ci boppam mais nekk bi ci dans le sens li nga xam ne mooy cosmos mooy li nga xamante ne dafa génn ci ñàkk am ñëw nekk ci am loolu le fait que ne dafa am dundu boo xamante ne moom la amee borom subhaanahu wa ta'ala dundu googu la ko jox maanaam mu jële ko moom ci dundam ngir ne bépp mbir mu ne dafa tukkee ci turu yàlla yi ak ay melom comme turu yàlla yi ak ay melom dañuy dund daa iman kon lépp loo xamante ne dañ ko laal maanaam dañ ko laal rek loolu day daal di am ak dund tamit kon loolu moom moo tax ñuy wax dund gi nga xamante ne moom moo nekk ci cosmos bi dund googu nag day nekk dund goo xamante ne day zahir day feeñ comme ni nga xamante ne noonu la nit di dundee bàyyi ma di ko dundee ainsi de suite mais aussi dafa am dund goo xamante ne dund baatin la maanaam mooy dund gi nga xamante ne loolu moom du feeñ ndax dafa laqatu et que borom subhaanahu wa ta'ala ñenn ci nit ñi rek la koy wan léegi nag imam Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwanu rabbani ci téere bi ci buntu bi daf cee indi buntu bi ngir yee nit ki maanaam taalibe bi kii soobu ci yoonu yàlla ngir mu yee ko ne ko maanaam mu comprendre que ni dundu googu maanaam yow même bu dee yow gisoo ko maanaam ak say bët mais sa xol na ko teewlu maanaam sa xol na ko contempler parce que yooyu yëpp ay xaqaa'iq la yoo xamante ne ay réalité seigneuriale yoo xamante ne borom subhaanahu wa taala li mu soxla ci jaam bi du mu am maanaam mu gis ko ra'yal ayni maanaam gisu bët mais li mu ci soxla moom mooy mu gis ko teewlu ko ci xolam maanaam ci loolu nit ki bu fekkente ne kiiraay googu yëkkatiku na ci moom maanaam dañ da loolu day waral ci moom mu daal di mën a sóobu ci yoon maanaam mu daal di mën a
am beneen aspect ak yeneeni xeeti xam-xam yoo xamante ne daf koy commencer da koy réaliser maanaam daf koy dund réaliser ko comprendre ko et que loolu moom moo koy jegeñal boroom subhaanahu wa ta'ala di ko jegeñalal li nga xam ne moom mooy réalité primordiale bi mooy dëgg-dëgg mbir mi dëgg-dëgg li nga xamante ne moom mooy lépp foofu la tàmbalee te moom mooy haqiqatu muhammadiyya mooy réalité yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir ne adduna bi yëpp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo fi nekk voilà comme niñ ko waxe woon mooy mir'atul kawni voilà waaw mir'atul li kawni sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom mooy miroiru maanaam mooy reflet wu adduna bi yëpp en fait adduna bi yëpp en réalité cosmos bi univers bi lépp li ngeen di gis nii ci partie bi nga xam ne moom mooy la partie visible de l'iceberg maanaam mooy partie bi nga xamante ne moom la ñuy gis nii ñun ci univers bi lépp en réalité du dara lu reflet wu réalité muhammadienne bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom mooy origine mbir mi et que yëpp dañoo tabaxu nekk ay reflet à travers maanaam moom ni ñu tabaxoo wee ci moom comme seetu bi rek tey ni bu nekkee nii li ci des yëpp maanaam muy refléter image yëpp moom moo leen di refléter loolu réalité muhammadienne noonu la mel c'est-à-dire que tey bu ma toogee di seetaan benn télé par exemple télé wala image bi ngeen di gis maanaam image yi ngeen di gis yëpp paysage bi tout ça ci télé bi lay ne mais yéen yow soo koy gis da nga koy gis en tant que paysage boo xamante ne dafa am ay dimensions yu bari mais en fait benn plate maanaam yow écran bi nga yor dafa plat dafa plat yow benn dimension rek nga ci gis c'est-à-dire que loolu moom mooy réalité yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak adduna bi c'est-à-dire que yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy réalité originelle bi nga xam ne lépp ci moom lay reflété woo lépp ci moom lay génnee comme que réalité boobu dafa dund et que ruuxul muhammadi c'est-à-dire ruuxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy moom ni mu nekkee ni ko borom bi amalee ci cosaan nga xamante ne moom moo jóge ci mooy amruna kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina maanaam amruna boobu alquran di wax nga xam ne daf ko ne suñu ndigal la suñu amru la alamul amru boo xamante ne maanaam ci ñun yàlla la maanaam nga xam ne dafa delluwaat ci essence su yàlla maanaam ci zaatul aliyya ci nekk buur yàlla subhaanahu wa taala loolu noonu moom moo am maanaam bi muy tàmbali bi nga xam ne moom la boroom subhaanahu wa taala di amal mbir yi moom ruux boobu mooy ruuxu bi nga xam ne dafa dellu ci nekk boroom subhaanahu wa taala xool bi naan ko xuli ruux min amri rabbi ko xam ne ruux ci sama am boroom bi maanaam digal doogoogu nga xam ne commandement bi nga xamante ne moom la boroom subhaanahu wa taala yore mu nekk nga xamante ne ci la génnee ruux boobu maanaam nga xam ne muy ruux yeneen bi sallallahu alayhi wasallam et que ruux boobu noonu esprit bi la quoi esprit bi la et que univers bi yëpp day daw ba pare di topp trajectoire ruux bi nga xam ne mooy ruuxu yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax lépp loo leen gis ni adduna bi di doxee perfection bi ci am ni mu rafete ni mu taaroo ni mu mel yëpp ak mboolem li ci nekk yëpp du dara lu dul alimentation bi nga xam ne moom la ko ruuxu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam di alimenter loolu kese la léegi loolu moom moo indi tamit trajectoire yi muy jaar ngay gis trajectoire yi ak ni ñu extraordinaire niñ mel yëpp codifier ko lépp ci langage alquran voilà ci langage alquran lañ ko codifier et que adduna bi yëpp en réalité alquran boobu la et que nit moom mooy prototype bi maanaam moom mooy jëmm ji nga xam ne moom la ñu maanaam mooy refléter tout le temps jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo tax nit mooy xalifa yàlla ci kaw suuf nekk ki nga xamante ne moom mooy ki nuroog yeneen bi sallallahu alayhi wasallam taxawaay jëmm maam Adama alayhi salaam foofu la jëlee jëmmam ñun ñu jëlee suñu jëmm yi ci maam Adama alayhi salaam comme ni bàyyi ni doom di nuroo ak bàyyi léegi kon comme que mbir mi yëpp noonu la demee animation bi foofu la jógee maanaam lépp noonu la nekkee de telle sorte que dafa am benn benn vitalité gu nekk ci bépp mbir mais dundu googu dundu borom bi subhaanahu wa ta'ala la c'est-à-dire que borom bi subhaanahu wa ta'ala moo feeñal ak dundam ci zahir ak ci baatin ci mboolem mbir yi benn bu ci nekk ak anamam maanaam lii nga xam ne moom lañ wax nii nag moom la imam Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwanu rabbani maanaam bëgg nga gis ko nga yeewu ci
nga xàmmee ko mu nekk loo xamante ne da nga koy réaliser da nga koy comprendre carrément incarner ko su ko defee sa yoonu yàlla mën a yomb tamit parce que yoonu yàlla comme li ñuy wax téere bi muy li ko dalee ci al-kanzul awwal ba ci kanzu bu mujj bi mooy al-ashir al-kanzul ashir moom mooy ñu mu woo tax ñu tuddee leen al-kunuzul ashara mooy fukki kunuz yi maanaam fukki trésor yi yëpp téere maanaam benn bu ci nekk dafa ñëw pour xamal nit ki mbir yi nga xamante ne taalibe mbir yi nga xamante ne su ko xamee maanaam yoonu yàlla ak moom du ci taxawaan maanaam day def ascension bu fulgurante maanaam day bëgg yoon yi di dem voilà et que loolu dafa maanaam dafa am importance bu mag ci mbir yi dal na ko yàlla fay gën di fay ci yitti googu mu def ak liggéey bu rafet boobu mu def ci indil ñu ko léegi kon xayaatul kawni mooy dunduk nekk-nekk gi kon wax nañu lool léegi nag bu ñu xoolee al kawnu moom ak al abdu ñoo bokk adadu nafsi abd mooy 76 kawnu mooy 76 kawnu maanaam kon da ngay gis ne univers bi yëpp jaam bi benn jaam maanaam jaamu yàlla moom la fi wax la taxawee c'est-à-dire que nit ki nga xamante ne dem na ba nekk jaam boo xamante ne abdum surf la mooy jaam boo xam ne dafa sell amul dara lu ci rax maanaam moom ci boppam moom mooy taxawaayu univers bi yëpp aussi et que mooy nekk place u xoolu borom subhaanahu wa ta'ala ci existence bi ci univers bi te kooku jaam boobu ni mu mën a def ba mel noonu rek lenn kese la moom mooy mu jeex ci ki nga xam ne moom rek la yàlla di tuddee Abdullah yàlla alquran rek yeneen bi sallallahu alayhi wasallam rek la tuddee abdu ne moom jaamam la ne Abdullahi abdun min ibadina lay wax ñeneen ñi ci des yëpp suñu jaam kenn ci suñu jaam yi wala boog mu daal di koy melale daal ni suñu jaam ba diw abduna Daawuda wala abduna Ayyuba suñu jaam ba Daawuda suñu jaam ba Ayyuba wala yu mel noonu wala abdahu Zakariya jaamam ba Zakariya mais bu waxee abdihi kese abduhu jaamam ba kese te deful ci benn précision yeneen yàlla Muhammad lay wax sallallahu alayhi wasallam parce que moom mooy jëmmi jaamu yàlla moom kese voilà am na nuñ ko waxe woon ci wa ma li siwaaka ne fa innaka abdullahi la abda ghayrukum wa siwaakum min wala naka lañ waxe fàtte naa sax nan la kii bi danga wax voilà waaye liñ ci am nag mooy fa anta abdullahi la abda ghayrukum yow yaay jaamu yàlla bi yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam te amul beneen jaam ku dul yow voilà fa siwaakum min hazzil wirasati qurrira képp ku dul yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci cër ndonn gi mu donn ci yow lenn ci nekk jaamu yàlla ci lañ ko saxalalee turu jaamu yàlla ok turu nekk gi mu nekk jaamu yàlla kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam mooy maanaam mooy existence adduna bi yëpp comme ni ñu ko waxee ndax mooy ruux bi mooy esprit bi dundal adduna bi su fi nekkutul woon ruux boobu bu fi nekkutoon suuful borom subhaanahu wa ta'aala boobu bu fi nekkutoon mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon adduna bi yëpp day daal di nasaxaay comme nit ki ni nga xamante ne bu ruuxam bu ci amatul rek maanaam lépp day écroulé wu day màbb comme adduna bi tam noonu lay écroulé wu su fi yenente bi nekkutoon sallallahu alayhi wa sallam maanaam nekk na muy esprit bi dundal adduna bi kon xayaatu kon loolu benn mbir la bu ñu am solo tax mu am benn saar boo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala daf ci feeñal mandarga googu mooy suratul insaan nga xam ne insaan mooy doomu aadama maanaam nit le prototype humain maanaam l'être humain voilà moom ci boppam nit mu tuddee ko muy saar numéro 76 moom mooy comme ni ñu ko waxee woon léegi mooy abdu mooy kaw mu tamit te kawnu am na beneen sirru bu ci ne mooy kaaf ak nuun moom ñoo fi nekk maanaam comme kun mais gis nga waaw bi nekk ci diggante bi waaw maanaam moom moo relier mooy waawul wujudi waawu existence bi ak waaxidiya mooy waaxid mooy kenn mais xadaratul waaxidiya mooy xadara bi nga xam ne yenent bi ki astaghfirullah maanaam borom subhaanahu wa ta'ala ci la feeñalee mboolem turum yeeg meloom yi en même temps maanaam li tur yàlla yu bari yëpp nekk yu infini nekk yu multiple nekk yoo xamante ne amuñu fu ñu tàmbalee amuñu fu ñu am lépp mais ci benn
xadara boobu la amee te waaw aussi mooy xaraf bi ëpp doole ci xaraf yi c'est-à-dire que xaraf yëpp benn bu ci nekk dafa am loo représenté loolu nag adduna la mooy alamul xuruf adduna la univers la bu mag a mag mais xaraf yi benn bu ci nekk dafa am looy taxawee ak loo dundal ci existence bi ak loo nekkee mais xaraf bi ëpp doole mboolem xaraf yi mooy waaw maanaam moom la mooy tourner comme hélice di tourner adduna bi maanaam moom mooy kattan googu di tourner adduna bi maanaam d'ailleurs boo xoolee comme ni kii di def forme bi muy yor gis nga waaw comme vis ñu muy def maanaam adduna bi te boo xoolee galaxie yi da ngay gis forme boobu la ñu yor forme hélice boobu di tourner léegi te waaw ci boppam waaw maanaam mooy bastu bi comme niñ ko xamee da lay jox maanaam ci lecture faciale bi moom mooy 616 bi te mooy salaatul fatiha te salaatul fatiha mooy jëmmi yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy sa réalité intrinsèque maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jëmmam maanaam ruuxu jëmmi ruuxam sallallahu alayhi wa sallam mooy salaatul fatiha ci boppam nga xam ne ci la lépp di ballee ci la lépp di génnee kon adduna bi maanaam kon da ngay gis ne diggante kaaf bi ak nuun bi waaw bi moo fa nekk mooy l'existence waaw wujud wahidiyya nekk yi moom mooy lan mooy salaatul fatih bi nga xam ne mooy jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne mooy intermédiaire entre kaaf bi ak nuun bi te ci diggante kaaf bi ak nuun bi ci la yàlla amalee lépp ndax lan daraan ko kun bu ne kun rek lépp am parce que dafa am secret wu waaw boobu muy salaatul fatih boobu secret yeneen bi sallallahu alayhi wasallam boobu maanaam moom moo dox ci diggante bi pour bañ a yàgg ci wàllu googu loolu dañ ko defoon rek en guise d'introduction pour ñu gis quand même adduna bi ni muy doxee maanaam et que borom subhaanahu wa ta'aala ni mu ko amalee bi mu amee maanaam ni nga xam ne noonu lay doxee te comme niñ ko waxe woon ci jotaay yi weesu basmala bi boo xoolee baa boobu nga xam ne moom moo tàmbalee basmala bi mooy point boobu noonu ci la Big Bang bi amee maanaam existence bi ci la ju génnee bëm daal di génn am mais da ngay gis sax même tubaab bi ñu koy tuddee Big Bang lañ ko tuddee ko ba bëm dégg nga maanaam bëm boobu kon maanaam commencement wu baa bi bismillahir rahmanir rahim nga xam ne ci la lépp génnee te réalité point boobu mooy réalité yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax Seydina Ali karramallahu wajhahu naka noonu Shibli imam Abubakar Shibli radiyallahu anhu ñoom ñi ñëpp kenn ku ci nekk bi muy wax ne moom mooy ki doon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamonoom bi muy représenter loolu daf ne ana nuqtatu tahtal baa man maay tomb boobu nekk ci suufu baa bi maanaam noonu la junjee ne moom mooy doon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam léegi kon imaamu na Salahuddin Tijaani alayhi ridwaanu rabbani nee na jallat màgg na allah màggaay bu ëpp xelu mindeef yi azamatullahi màggaayu yàlla maanaam kawe na rëy na maanaam c'est majestueux c'est purement solennel la sublimité d'Allah subhaanahu wa ta'ala voilà loolu la maanaam màggaayu yàlla borom subhaanahu wa ta'ala màgg na rëy na rëyaay goo xam ne an ba tax maanaam dafa rëy ba nga xamante ne rëyaay gi ëppante nag an ci yo si yoxoo mu koy mooy asen aji mooy yàlla rëy na màgg na ëppante nag ñu di ko mooy aw wala boog yan saahu mu koy fàtte naasin aji fàtte nga ne bu fekkee ñii ma gis ñu ne dañuy mooy yàlla wala ñii ñu gis ñu ne dañuy fàtte yàlla kon nu mu demee noonu mu ne walakin waaye dafa am lu xew mooy ne awdaa borom bi subhanahu wa ta'ala dafa dëxëñ dafa waajal ruuxoon ab ruux boo xamante ne amarahu daf ko digal wala boog amarahu daf ko wéyal fii asraril kainaati ci secret mindeef yi su la ne wala boog nga ne ruuxu amrihi maanaam dafa dëxëñ ruuxu amrihi ruuxu ndigalam commandement am esprit wu commandement am fii asraari ci mbóoti mooy secret wu al kainaat yi nekk ci yëpp maanaam toute l'existence maanaam le cosmos lépp existe dans le monde matériel et immatériel secret bi koy dawal borom subhanahu wa ta'ala daf ci def benn ruux esprit bu koy dawal gis nga mooy ruux yeneen bi ñu la doon wax léegi sallallahu alayhi wasallam bu ko defee fa zakarahu looloo tax mu koy tudd annaasi aji fàtte bi nisyaani yi ci fàtte gi mu koy fàtte wa ata'ahu te mi ngi koy topp al-aasi aji mooy gi bi isyaani yi ci mooy gi mu koy mooy
maanaam li mu la wax kon mooy ne même ki nga gis ne mu fàtte yàlla en réalité borom subhaanahu wa taala moom moo dawal ruux boobu esprit wu fàtte bi ci moom moo tax mu fàtte ko kon loolu ci jëmmi boppam xeetu fàttaliku yàlla la ba pare ki nga xam ne moom mooy moykat bi tamit moom mi ngi koy topp ci moy gi mu koy moy lu tax loolu gisoon nañ ko ngir ne mooy yàlla googu ndogalu yàlla la et que feeñu waayu turu yàlla yi ak ay meloom la maanaam borom subhaanahu wa ta'aala ci ay yenn turam yi loolu taxawoon nañ ci jotaay yëlee waaw ba leeral noonu ko taxawaatoon ci et cetera donc jarul ñu ci taxawaat mais topp gon mooy yàlla yi ci seen bopp maanaam xeetu topp yàlla la lu tax parce que yàlla maanaam même bu dee ci biti nii jëmmi mooy yàlla la ne mais ci biir daf fekk ne feeñu waayu ay turu yàlla lañ maanaam ñu impliqué mbir mi maanaam ñoo tax ba nga xamante ne ñu impliqué maanaam nit ki mënta woon a def leneen lu bokkut ak maanaam def li nga xamante ne moom la turu yàlla yooyu maanaam waral ci moom voilà turu yàlla yooyu li ñu impliqué ci moom li ñu waral ci moom yooyu il faut que ñu feeñ ci moom ci dans le monde matériel ci jëmmam moo tax mu def li ñuy wane mooy yàlla li ñuy tuddee mooy yàlla mais en réalité kon kenn moyu ko mu ne li ànd ndax annaas yi aju fàtte ji wala aas yi ak aju moy gi mu indi beneen maanaam dëgëral woo wax mu ne ndax d'ailleurs beneen mbir am na fi moom mooy kii fàtte ak kii moy huma ñoom ñaar ñëpp shay'un dara la maanaam munoo ne kii fàtte du dara c'est-à-dire une chose gis nga chose chose gis nga shay maanaam dara maanaam boo ko xoolee mook maanaam mashi'a mooy coobare sha'a soob na dégg nga mooy shay'a al ashya'a bi mashi'atihi li annahu sha'ahu li annaha sha'a Allah subhaanahu wa ta'ala maanaam loolu mooy sha'a mashi'a maanaam nga gis ne ñoo bokk radical c'est-à-dire que ñoom ñëpp ñi ngi jógee ci le fait que yàlla moo ko sopp moo tax mbir mi am shay'u lépp loo dégg ñu ne shay'u la maanaam coobare yàlla la am maanaam kon ci la nekkee voilà coobare yàlla ci la amee voilà moo tax lépp tamit lu am rek ci fàtte ak ci mooy ñoom dara lañ maanaam une chose mënoo ni du dara dara dañ koy joyal ci lépp loo xamante ne mëneef naa tudd ak nekkam moom dañuy wax shay'u loolu mooy dara la wa qaala te wax na ta'ala moom aji kawe ji moom yàlla nee na suratul Isra muy aaya 44 bi ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi wa in amul in boobu naafiya la min shay'in maanaam mu tawkiidal ko mu dëgëral ko amul dara loo xamante ne shay'in dara la illa ludul yusabbihu mi ngi sabbal borom subhaanahu wa ta'ala te waxul sabbaha yusabbihu la wax maanaam mooy mi ngi sabbal nii ba pare dans le futur day continuer di sabbal yàlla bi xam ni ci sant ci jëmmal sant gi nga xam ne moom lay sant kan moom buur yàlla subhaanahu wa ta'ala maanaam c'est-à-dire que amul dara yàlla moo ko wax lii alxuraan la nee na amul lenn dara lu dul foo ko fekk mi ngi sabbal yàlla daa iman ba pare di jëmmal sant gi muy sant yàlla ci sabbal boobu lépp di dellu ci cant gu njëkk ga moo tax sant yàlla mooy jaamu yàlla bi gën a màgg ndax lépp ci cant googu la jóge cant googa nga xamante ne moom la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañu ko xaralee turam yi Muhammad ak Ahmad sallallahu alayhi wa sallam ci yépp ci cant googu la jóge waaw muy esprit bu lépp tur yàlla yëg melo yépp borom subhanahu wa ta'ala ci moom la ko imprimer voilà programmer ko ci muy dérouler wu di exécuter ci existence bi sallallahu alayhi wa sallam kon amul leen lu dul day sant yàlla fu mu toll di sant borom subhaanahu wa ta'ala fu mu toll daa iman maanaam dara boobu dara génnu ci maanaam kii mooy yàlla sax génnul ci nekk dara bi nga xam ne foo ko fekk moom it mi ngi sant yàlla di ko sàbbal
ki fàtte yàlla moom it génnul ci dara googu nga xamante ne mi ngi sant yàlla di sàbbal yàlla moo tax mu ne al wujudu kon nekk te fi kulluhu lépp hayyun day dund en réalité lépp dafa am dund bu mu am naatixul di aji wax maanaam noppiwuñu existence bi yow boo gis ne yàlla dafa def xéewal gu rëy rëy maanaam dafa def ne existence bi zahir bi nii mooy ne dafa noppi mais bruit yi am dëgg-dëgg dans la réalité soo ko doon dégg wala nga koy gis wala yàlla borom subhanahu wa ta'ala dindi kiiraay gi dox sa diggante nga dégg ko kon du xaj ci sa bopp maanaam borom subhanahu wa ta'ala yërmande gu mag la def ci le fait que bruit yi mbir yi di def bruit yooyu mu jël kiiraay doxale ko suñu diggante ak moom ba ñun bu ñuy dégg lu tuuti la ñuy dégg d'ailleurs principe bu defar ay fichier MP3 jële ko ci fichier bu yàgg bu rëy foofu la jógee parce que dañuy gis ne am na lu bari loo xamante ne ci fichier bi nopp du ko dégg donc jarul téye pour muy diisal fichier bi nga daal di éliminer débris yooyu parties yooyu nga daal mu daal di tuuti bu ngay dégg mais la même chose nga doon dégg fekk déggoo la même chose mais sauf que borom subhanahu wa ta'ala dafa am kiiraay gu mu dox gu mu def sa diggante ak yeneen parties yu bari kon adduna bi kon day wax expression bi ta'zimil haqqi ci màggal buur yàlla bii dëgg subhaanahu gàcc nga la ma moom walakin na waaye nag alxayaat dund min xaa ci adduna bii nekk gi ma zahara feeñu lil hissi ñeel yëg-yëg gi maanaam nekkul loo xam ne dafa feeñ de manière palpable de manière tangible ci lépp maanaam min xaa boog dafa am ci yooyu maa loo xamante ne zahara dafa feeñ lil hissi ci yëg-yëg yi am na loo xam ne daf de manière tangible la ñuy gis lañ koy yëg di ko daj wam min am ci yoom yoo xam ne maa lam yas maa mu loo xamante ne lam yasar musta feeñ maanaam du feeñ itam fa maa lam yasar lépp loo xam ne du feeñ bil aadati ci aada nii maanaam de manière maanaam li nit ñi tàmm nii zahara dana feeñee bi xarqal aada zahara feeñ na bi xarqal aada ci xarbaax léeg-léeg xarbaax mooy miracle maanaam kon ci manière miracle léeg-léeg day feeñ am na mbir yu bari yoo xamante ne ci nii de manière générale nii feeñul mais ci xarbaax lay feeñee mi ngi wax ci note de bas de page bi mu ne faqad awrada rotal na al-Qurtubi imam al-Qurtubi wan Naysaburi ak ñoom fi tafsir ma seen tafsir wal Qadi Iyad imam Qadi Iyad boobu fii kitaabi Shifa bi taarif huquuqul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam an ibn Mas'ud jël ci sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na kunna na'kulu ñun de daan nañ lekk ma rasulullah ànd ak ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam at-ta'ama ñam wa nahnu te ñun nasma'u ñuy dégg tasbihahu sabbal yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñun dañ daan lekk ndoog moom ba pare ñuy dégg ñam yi ni muy sàbbaale gis nga loolu ci buntu xar baax la waaye lu tee ci teewaayu ki nga xamante ne su dul woon moom loolu di dara do am sallallahu alayhi wa sallam wa fii riwaayatin uxra ci beneen riwaaya bi lafzi ci kàddu laqad dëgg-dëgg kun waat naa ni kun naa nekkoon nañ nasma'u daan dégg tasbiha at-ta'ami sàbbaalu ñam yi wa huwa te moom ñam ba yu kalu ñu ko doon lekk ñuy dégg sàbbaal bi te loolu kii yu bari dañ koy am maanaam loolu nitu yàlla yu bari dañuy dund léeg-léeg loolu dinañ koy dund maanaam du même bu dul tout le temps dinañ ko dund léeg-léeg mu ne awrada rotal na lii al-Bukhari imam al-Bukhari fi sahih ci sahih bu Ahmad tamit solo na ko wax ji wa Daarimi wa Abu Ya'la wal Bazzar wa Tirmidhi moom ci imam Tirmidhi tamit solo na ko wa saxaawa te wéral na ko wa Abu Dawud tamit solo na ko Ahmad wa Tabarani ibn Asakir Abd ibn Humayd Abu Shaykh wa ibn Mardawayh an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ñoom ñëpp ci sayyidina Abdullah ibn Mas'ud dañ jëlee hadith bi radiyallahu anhu wa akhraja nahwahu wa akhraja te génnee na ci téerim nahwahu lu mel noonu Abu Shaykh rahimahullah an Anas mu jël sayyidina Anas muy ibn Malik sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu maanaam ñuy wax ne ñoom day doon nañ gis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di lekk ñu toogandoo ak moom ñam bi di sabbal yàlla ñuy dégg ni ñam bi sabbale yàlla maanaam kon loolu mooy ne en réalité sabbal googu nga xamante ne borom bi nee na amul dara lu dul mi ngi sabbal yàlla maanaam loolu xaqiqatan maanaam réalité la boo xamante ne yàlla daf koo yiir
ñu ëpp ci nit ñi waaye ci teewaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ danaan feeñ mu ne kon fal kullu lépp hayyun day dund naatiqun day wax bi tasbihillahi ci di sabbal yàlla subhaanahu wa ta'ala wa hamdihi ak di ko sant wala yujadu te dajul duñu am fil aalami ci adduna bi yëpp shay'un dara laa loo xamante ne loo xam ne laa nafsa lahu amul bakkan wala xayaata te amul dund wala ibadata amul jaamu yàlla sawaa'un moo xam nag yemoo nag kaana ne nekk na hadha shay boobu la mbir mimma di bokk ci li nga xam ne yuhdisuhu sos na ko amal na ko al insaanu nit minal ashkaali ci ay rëdd wal xurufi ak xaraf aw wala bokk mimma mu bokk ci li nga xam ne yuhdisuhu da koo sos al xayawaanu ndundit yi muy animaux yi muy ndundit ci wolof aw ghayrihima wala yeneen yu dul ñoom ñeen maanaam Allah xaqiqa bu yéeme la nekk di wax ni affaire bu garaw en fait amul dara loo xamante ne adduna bi dégg lu baax dara loo xamante ne amul bakkan amul dund amul jaamu yàlla lii amul existé wul ci univers bi amul lépp loo gis am na ñett yi moo xam mbir moomu ki ko amal mooy doomu aadama parce que dafa rëdd benn rëdd même bu dee ci air bi la ko rëdd ci suuf si la ko rëdd ci tableau la ko rëdd ci këyit la ko rëdd même li mu rëdd la wax li muy wax moom waxaale wuñ ko gisoon nañ ko bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne waaje ne hamdan kasiran tayyiban baraka Allah waaw sama la hamdan kasiran tayyiban baraka fi mu ne malaaka yi dañ ko doon xëccoo parce que malaaka yi seen bopp dañu juddoo ci xaraf yooyu le fait que mu wax ko maanaam ñun suñu wax yi nii anodeewul ay malaaka dañ ciy juddoo bu dee wax ju baax la malaaka yu baax ñoo ci juddoo bu dee wax ju bon la malaaka yu bon ñoo ci juddoo maanaam malaaka yu paa yu bon mais malaaka yi mbugal ñoo ciy juddoo su dee rëdd la mu ne rëdd tey lu ma rëdd lu nekk maanaam bul jàpp ne rëdd nga fenn dara rek amul benn incidence déedéet rëdd boobu day daal di nekk shay'u day daal di nekk dara borom subhaanahu wa ta'aala daf koy amal ruux boo xam ne malaaka lay doon bu ciy juddoo boo xamante ne li nga rëdd bu dee lu baax la même bu dee animaux yi rëdd la wax yëpp day am malaaka yooyu ci juddoo dañuy sàbbal borom subhaanahu wa ta'aala saa su ne su dee lu baax la woon sàbbal googu day wëlbati ku nekk ngëneel ci ki ko def ci ki ko doon def maanaam sàbbal boobu day nekk ay tiyaabam su dee lu bon la maanaam sàbbal boobu duñ ko maanaam ngëneel yi tiyaaba yi ci nekk duñ ko jox doomu aadama bi ko def mais comme malaaka bi malaaka mbugal la maanaam mbugal googu day daal di nekk lu drainer wu contre waa ji ba mu des su tuubee rek nga gis tuub gi mooy am benn exécution bu mu def benn système buy déclencher wu ci univers bi daal di soppi malaaka boobu maanaam soppi ko tuubaat ko mu nekk malaaka yërmande bu boobaa lépp lu mu mës a sàbbal tamit mu nekk te yaa bay waaji moo tax léeg-léeg même bàkkaar nit ki def ko sax du lu négatif ci tout le temps bàkkaar déedéet maanaam ci circonstances yi lay négatif c'est-à-dire que léeg-léeg nga gis nit koo xam ne bàkkaar ba mu def benn maanaam dafa nekkoon di sàggan ba jékki-jékki def benn bàkkaar bu garaw boo xamante ne daal daf koo def comme électrochoc ci moom mu ne léegi c'est fini tuub na bàyyi naa caaxaan yi parce que man léegi maa ngi commencer sori quoi ci li may ne moo tax loolu mën naa nekk lu positif ci nit ki wala léeg-léeg bàkkaar boobu tax daan ne bon léegi daal man moom xam naa ne du ko doy waar laa nangam daal di xeeb boppam daal di commencer toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa taala ba pare dootul gisati moo gën kenn loolu tamit mu nekkat lu positif ci moom ainsi de suite kon loolu lu mbir la moo xamante ne bu mat a bàyyi xel la mu ne fama nekkul antazhara ci mu feeñ suuratan ak jëm ak melo maanaam image forme
fil kawni ci nekk teef bi illaa lu dul wayul bisuha dana ko solal allahu bur yàlla taala aji kawe di ruuxan ruux mooy esprit min amri bu tukkee ci digalam maanaam ci alamul amr benn ruux bu mu ko solal wa yata'arrafu muy xàmmee ilayha ci moom min hiinihi ca jamono jooja nga xamante ne ruux boobu day tax loolu mën a ràññeeku kon fal xayaatu dund fil ashya'i ci mbir yi faydun ab bëbb la maanaam xéewal buy tuuru la quoi buy dotteeku mais xayaatul xaqi ci turu ci dundu buur yàlla biy dëgg alayha ci moom maanaam yàlla dund gi mu koy jox maanaam borom subhaanahu wa ta'aala dafa am dund goo xam ne maanaam moom lay inspiré maanaam moom lay jox bépp mbir kon borom subhaanahu wa ta'aala daf leen di irriguer kon da leen di irriguer ci dund googu moo tax walaw laa sunul woon xayaatuxaa dund mbir moomu maa sami'at kon doonu toon dégg qawlahu wax gi nga xam ne moom la ko borom bi subhaanahu wa ta'aala wax kun nekkal parce que bépp mbir boo xamante ne dafa exister en fait c'est parce que yàlla moo ne ko nekkal moo tax mu ne yàlla bi mu ne ko nekkal moo tax kun par exemple tey benn mbir bu juddu bu nekk ci univers bi ne serait-ce que temps bi lu mu tuuti c'est parce que yàlla moo ko amal te yàlla moo namoon mu am te ci coobareem la ko amal ak kattanam ak sañ-sañam moom borom bi subhaanahu wa ta'ala te loolu mu ko amalee daf ni ko nekkal kun mu nekk muy takwin gi amal gi mooy la genèse borom subhaanahu wa ta'ala moo ko généré jëlee ko ci ñàkk am indi ko ci am mais amal googu ci kalimatu kun la amee ci kaddu nekkal léegi nag bil kalaam yi dafa amee ci kaddu allazi bi nga xam ne yelloo na bi jalaali ci magal yàlla du comme ñun ñoo naan kun par exemple du loolu maanaam du comme ñun ñaan kun déedéet maanaam kun gi kaddu gi yàlla la mais du kaddu gi yàlla gu koo xam te ne dafa composé ci lettre déedéet du composé wul tamit ci voix maanaam baat boo xamante ne mooy baat biy wax déedéet mi kaddu gi yàlla la goo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala moom moo ne mbir mi amal mu am ci kaddu gu yelloo moom ci màggaayu borom bi subhaanahu wa ta'ala moo tax moom bu lépp lu mu ne kun rek fakkaanat moo tax mbir moo ba daal di ne maanaam mooy innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yàlla mbirum lenn rek la su nammee mbir danaan ko nekkal mu ne kii nag li muy wax dafa mata bàyyi xel mooy ne mbir mi existé wul woon mais borom subhaanahu wa ta'ala daf ko may dund ci dundam moom yàlla ci monde boo xamante ne monde mystère la maanaam alamu shu'un lañ koy wax benn monde la boo xam ne bu mystérieux shu'un mooy plurielu sha'n mooy plurielu shay voilà léegi mooy le monde des modes dañ koy wax le monde des modes c'est-à-dire que mbir yi amutoon les trucs les notions voilà monde boobu la nga xamante ne dara identifié wu fa par rapport ak leneen mais sauf que borom subhaanahu wa ta'aala su bëggee amal mbir loolu lay jël comme genre cellule souche lay doon yoo xamante ne ci la koy ci lay amalee à travers loolu li mu bëgg loola am loola daal di am lu mu bëgg loola am loola daal di am voilà maanaam te processus boobu borom subhaanahu wa ta'aala processus boobu ci ay étapes yu bari dafay feeñal répétition woom par exemple doomu aadama suñ koy ëmb yëpp benn cellule la à part de benn cellule ci lay déparé cellule boobu moom mooy multiplier wu borom subhaanahu wa ta'aala di ko amal nu mu ko neexe muy amal ba nu mu ko neexe muy amal bii ne cellules yi da ngay multiplier wu da ngay jur di copier wu di recopier wu di tegu ak même ADN bi muy reproduire buy reproduire lii mu ne ko yow nekkal tànk yow nekkal loxo yow nekkal bët yow nekkal bopp yow nekkal yuur yow nekkal ndigg yow nekkal
colonne vertébrale yow nekkal nangam yow nekkal nangam yow nekkal nangam maanaam benn cellule bu nekk muy développé wu lenn lu ci nekk mu naan ko nekkal lii wala bokkal ci partie bi ci biir jëmmi doomu aadama bi maanaam ne serait-ce que ci niveau boobu loolu beneen mbir la boo xam ne dafa extraordinaire après nag mu def dund gi nga xamante ne moom lay am bu fekkente ne yàlla dafa dogal ci ne luy dund ci zahir la maanaam dund googu bu dee luy dund ci baatin la mu jox ko beneen dund boo xamante ne day dund ci baatin mais ci zahir nii kenn dugg ci mais borom subhanahu wa ta'ala dafay yëgiti kiiraayu ku mu soob mu xam ko mu xam ne lii borom subhanahu wa ta'ala daf ko jox ak dund lépp yàlla daf ko jox ak dund d'ailleurs loolu moom moo tax Seydi Abul Abbas al-Mursi radiyallahu anhu non Seydi Ali al-Khawas la Seydi Ali al-Khawas radiyallahu anhu mu ne moom benn bés bi mu jëlee benn kaas daal di koy teg kaas bi ne ay ci la xamee ne ndekete affaire yi dañuy dund maanaam nga gis comme kiiraay bi borom yëkkati na ko moom daf koo teg bu dëgër mu ne moo tax depuis boobu damay profiter de maanaam yërmande gu mag laa am ci mbir yi yërmande gu mag a mag laay doxale ak mbir yi ci anam goo xamante ne lépp lu may teg lépp lu may def maanaam damay ndànku ci mbir mi ndax yëg gi ma yëg ne ndekete mbir yi dañuy dund goo xam ne ñun yëguñu ko ñun gisuñu ko kiiraay la ci ñun voilà Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu mi ngi nettali la même chose nee na benn bés dafa demoon ci wanag bi mais nee na mujjuta demoon nag parce que dafa dem gis ndox mi ak yafa nekk maanaam ci wanag bi maanaam ni ñuy sàbbaale borom subhaanahu wa ta'ala maanaam mu dégg ko loolu moom moo tax mu mujj dellu ginnaaw ak yeneen kon yooyu ay kiiraay la yoo xam borom subhaanahu wa ta'ala mën na koo wuññil ku ko neex voilà mën na koo wuññil ku ko neex kon d'ailleurs moo tax ñoom après dañuy am yërmande gu mag a mag ci univers bi maanaam pas que ci nit ñi kese mais même ci animaux yi ci garab yi lépp maanaam du ñu dagg noonu garab noonu rek simplement rek romb kii ne benn car rek buddi ngir fo kese déedéet tout le temps day am maanaam intérêt supérieur c'est-à-dire que boo xamante ne moom moo ëpp doole le fait que mu bàyyi woon garab bi noonu parce que mi ngi fi di dund maanaam beneen intérêt supérieur mooy tax ñu mën a dagg garab bi mais garab bi kenn du ko dagg ñoom duñ ko dagg noonu rek parce que lu tax parce que xam nañu dund gi muy dund yëg-yëg googu ñoom xam nañ ko gis nañ ko nga xamante ne ci seen jikko yi moo tax yërmande googu da ciy feeñ moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xoolal li ko Alxuraan wax wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin yabaluñ la yow Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu dul nga nekk jëmm yërmande njeel mboolem univers bi yëpp ndax univers bi yëpp moom Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy jëmm yërmande nga xamante ne moom moo koy maanaam moo koy tracé moo ko inspiré ruux bi nga xam ne moom la amee moo tax adduna bi di dawee ci yërmande borom bi subhaanahu wa taala loolu moom moo tax bu lu contraire ak loo xam ne yërmande la ci zahir pas que du yërmande mais dafa contraire ak loo xamante ne ci zahir nii bëtu nit ñi yërmande lañ koy xoolee bu contraire ak loola rek day gis même loolu exception la yor par exemple boo kenn du ne damay joxe nouvelle diw mi ngi ci jàmm déedéet saa yu ñu joxe nouvelle diw dafa feebar la ñuy wax par exemple wala yu mel noonu wala bon nañ joxe nouvelle yi nga xam te ne mooy mbedd yi fi mu toll dem nañu route sangam amul benn accident route sangam amul benn accident route sangam amul benn accident loolu soo ko bëggoon a lim suñ ko doon lim tëli yëpp maanaam rue yi nekk ci dëkk bi yëpp rek waxuma la sax ci àdduna bi mais ci dëkk bi yëpp rue yi fi nekk yëpp ñu bëggoon di joxe nouvelle bi naan amul benn accident problème de maanaam day daal di temps bi du ko maye rajo yi moom dañuy tëj mais nga gis ne bu ñuy wax loolu c'est parce que buñu naan rue sangam dafa am accident la ñuy wax maanaam boobu la ñuy wax kenn du wax beneen voilà même ci journalisme sax da ngay gis journalistes yi dañuy wax naan train bii ñëw heure bu boobu moo leen concerne moom moo leen intéressé parce que train yi dañuy ñëw heure presque tout le temps train yi ñëwul heure ñoom boobu moo leen concerne moom moo leen di intéressé maanaam comme quoi aussi que ni mbir yëpp ci yërmande borom bi lay dawee subhaanahu wa taala et que mooy ruux boobu te tamit da ngay gis lu tax bismillahir rahmanir rahim am ñaari tur yooyu di rahman ak rahim maanaam ñu débuté maanaam basmala bi alquran bi yëpp saar yëpp presque tàmbalee loolu te
moo tax da ngay gis même Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu loolu daf ko teniroon à cœur ba nga xamante ne par exemple même su amee benn ganaar ci këram sax ganaar goo xamante ne ganaar gu jigéen la faaw day wut séq indi ko wala boog ganaar goo xamante ne séq la day wut ganaar gu jigéen indaale ko maanaam mu dëkk ci kër gi parce que bëgg ko bàyyi noonu mu nekk ab célibataire maanaam bàyyi ganaar gi noonu rek nekk célibataire ci kër gi déedéet ndax yërmande gi nga xamante ne moom la am ci animaux yi dégg nga kon kaddu googu nga xam ne borom bi moom lay amal maanaam mbir mu garaaw la nekk di wax nii parce que kaddu gi borom bi subhaanahu wa ta'ala di amalee mbir yi mooy day wax mbir yi en tant que ne leen nekk leen ñu nekk kun maanaam mbir yi yëpp bi nga xamante ne fi ñu nekkee amul benn lenn luy identifier leen par rapport ak leneen borom bi subhaanahu wa ta'ala lu mu bëgg a amal maanaam daf koy bëbbal tur maanaam ak dund daf koy irriguer dund goo xamante ne bokkut ak ñun dund bi nga xam mu ne ko léegi yow nekkal maanaam mu doog a nekk parce que lu tax parce que su fekkonte ne moom ni amul woon dund googu au départ kon du mën a dégg nee na kon mbir yi duñu mën a dégg yàlla bu naan leen nekk leen nekkal maanaam parce que nekkal ki ñu koy wax maanaam impératif ki ñu koy jox mooy ku exister ba pare kooku nag dafa exister woon ci xam-xamu yàlla ak ci dundug yàlla ci la exister borom subhaanahu wa ta'aala nag ne ko génnal ci ñàkk am ñëw ci am muy xadaratul adam mooy xadara ñàkk am mu ne ko jugee foofu nga ñëw ci xadaratul wujud mooy xadara existence mu ne wa in kaana donte nag nekk na allahu bur yàlla taala aji kawe ji xat dëgg-dëgg axasa dafa téye bi asmaana suñu dégg-dégg yi an tasbix yi wëlif sàbbaaluk aljamaat yi nga xamante ne jamaadaat yi la maanaam jamaat mooy loo xamante ne dundul maanaam mooy choses yi quoi les choses wan nabaat ak gàncax gi wal xayawaan ak dundit yi maanaam ñoom ñi ñëpp ñi ngi sàbbal yàlla daa iman mais yàlla moo téye suñu dégg-dégg yi ba ñun dégguñu leen kama kéem li nga xam ne axasa noonu la téye bi absaarina ci suñu gis-gis yi an idrak yi ci ñu mën a daj xayaatul jamaadaat yi xayaatul jamaat yi dundu jamaat yi mooy choses yi nan la ñuy dundee loolu tamit yàlla daf koo téye dafa téye suñu bët yi ba duñ ko gis wan nabaat ak gàncax gi mais yamul ci lii maanaam même ñun ñii suñu dund ñun li ñuy gis mooy effet wu dund gi la ñuy gis ci ñun mais ñun suñu dund gisuñu ko maanaam tey fi mu tollu amul ku la mën a wax ne la dund carrément exactement li mooy réalité dund lan la mën a wax conséquence dund la mën a wax mais réalité dund ci jëmmi boppam lan la maanaam lan la exactement de quoi s'agit-il réellement mënu la ko définir mënu la ci wax dara parce que borom subhanahu wa ta'ala daf koo tënk loolu secret yàlla la bu mu def voilà et que borom subhanahu wa ta'ala boo boolee lii ak lii day joxe lii bu produit bi ak produit bi soo ko boolee day jur produit bi loolu la ñu mais dundit gi maanaam processus bi nu mu demee ba dundu gi nan la demee ba nga xamante ne lii day jur ay cellules yi nu ñuy dundee ñoom en soi ak cellule bi nan lay deewee ak bu deewee la taxoon mu doon dund fan la ne ak yooyu yëpp ak lan moo dugg ci moom ba tax mu dund loolu moom mooy li nga xamante ne moom duñ mënuñu ci la wax mënuñu la ci wax dara mënuñu ci wax dara loolu mooy nag li nga xamante ne moom lay wax nii mooy détail bii muy wax mooy ñuy mën a gis garab di mën a gis ak dundam wala yu mel noonu wala jamaadaat yi nga xamante ne mooy comme ordinateur bi day dundoo ba garab bi kii bi bant bi day dundoo xeer bi day dundoo këyit gi day dundu ainsi de suite yooyu loolu beneen mbir la portable bi day dundu loolu yeneen mbir la waxuma la matériel bu nekk ci biir day dund googu ñun gisuñu ko naka noonu tamit sabbal yi ñuy sabbal dégguñu maanaam loolu lay wax ni voilà illaa loolu nag ba mu des nag man ki nga xam ne xaral na ko allahu bur yàlla lawoo ñeel ko al aadatu aada bi maanaam mooy baax bi xaral mooy xaral na ko baax bi mooy defaral na ko miracle
minal anbiya ci yenent yi wa ba'dul awliya ak lenn ci wàllu yi kon yenent yi alayhi salaam ak lenn ci wàllu yi radiyallahu anhum mu ne fa innahu naka lu wér bu wóor mooy kushifa wuññeef na lahum ñeel leen an hayaati ci dund kulli shay'in bépp bir maanaam yàlla dindil na leen kiiraayu mbir yi ba ñu gis ne léegi te lépp day dund waaye kiiraay googu maanaam ginnaaw ba ñun xam nañ lii kiiraay googu partie bu bari ci kiiraay bi dañ na ndax léegi ñun xam nañ ko tamit xam nañ ne ndekete affaire yi dañuy dund léegi nag xam-xam googu loolu dàqontewul ak li nga xamante ne moom mooy yeneen yi ci des maanaam dàqontewul ak it ne borom subhaanahu wa ta'aala saa yu ko neexee mu daal di yëkkati dëgg kiiraay bi dox suñu diggante ndax am na différence entre xam dara ak gis dara entre xam dara ak gis dara voilà tey buñ ne xam nga gaynde waaw xam naa gaynde mooy animal bi nangam mais wuute na ak dem ba gis gaynde ñaar yooyu wuute nañ voilà xam yenente bi sallallahu alayhi wasallam benn mbir la mais gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam beneen mbir la xam jinne benn mbir la ñu war a xam mais gis jinne beneen mbir la ainsi de suite maanaam bépp mbir noonu la demee mais jëmmi xam gi déjà kiiraay gu yëkkatiku la ndax ñu bari li ëpp ci waa adduna bi fi mu tollu lii ñuy wax ni maanaam du luy romb sax seen bopp waxuma laat maanaam du sax luy traverser benn partie ci esprit bi waxuma laat di xam réalité bi ne effectivement lii lu am la mais yii ñuy wax yëpp nag fii ci adduna lay wax mun a am mara fil axira ndaal nag ci àlaxira fal kullun lépp yaraa day gis alxayaata dund ak ilahiyat gi ko di buur yàlla subhaanahu wa ta'ala maanaam bi nga xamante ne saariyatul mooy daw fii kulli shay'in ci bépp biir dunduk yàlla gi daw ci bépp biir yàlla le fait que muy amu animé lépp jox lépp dund bu boobaa ñëpp dinañ gis ne ndekete loolu réalité la loolu àlaxira parce que comme Alxuraan li mu wax rek fa kashafnaa anka ghitaa'aka fa basaruka al-yawma hadiid voilà kiiraay bi doxoon sa diggante nga gis réalité yëpp léegi dindi nañ ko wuññi nañ ko sa bët léegi dafa bënn na lépp daj na lépp voilà wa yasma'u bu boobaa tamit dana dégg ñëpp dinañ dégg tasbihu sabbaalu kulli shay'in bépp mbir waliza lii moo tax summiyat ñu tuddee ak daarul axirati kër gu mujj ga muy àllaxira alxayawaan mooy dund gu mag ga comme le alquran wa innal mu ne innama hadhihi hayatu dunya mata wa innal akhirata la hiya al hayawan voilà dunduk àdduna gi ak pomit kese la waaye àllaxira fële loolu moom foofu le vrai dund bi di am voilà fii nii ñun fii comme gént lañ ne mais àllaxira ci la ñuy yeewoo ci gént yi dëgg-dëgg daal di dund bu dëgg nag bu réel mais loolu tamit gisoon nañ ko suma juumul bi ñuy gis awalimul insaan wala al-falaq wa taqyid voilà ci partie boobu gisoon nañ ci détail ci loolu noonu gisoon nañ ci lu mel noonu yaakaar naa awalimul insaan la naam ci awalimul insaan lañ ko gisoon maanaam dund gi ñun yi ñuy dund en réalité gént la comme gént la mel par rapport ak maanaam ñun ni gént mel ci suñu dund gi ñun suñu dund gi noonu la mel ak àllaxira voilà et que bu àllaxira ci la ñuy dund vrai dund gi moo tax maîtrise bi ñu war a am fii moo tax mu am solo parce que fële le vrai dund gi ne voilà mais borom subhaanahu wa ta'aala kon nee na àllaxira foofu dund boobu mais parce que lu tax parce que léppay dund foofu ba pare lépp ñun dañuy gis ni muy dundee ni muy sàbbaale yàlla lépp ni muy nekk di sàbbal yàlla wahiya te kon al xayawaan moom al mubaalaxat ak jéggi dayo la maanaam mooy dañoo extrapolation la fil xayaati ci dund maanaam bu ñuy wax dund xayaatu mooy mooy dund xayawaan mooy dund gu mag a mag kama kem ni nga xamante ne al mawtaan mooy deegu rëy mubaalaxatu maanaam fil mawtu ci mubaalaxa la extrapolation la ak jéggi dayo la fil mawtu ci dee mu ne waalam na nga xam tamit ne annal mawta naka dee nafsahu moom ci boppam naw maanaam jëmmi dee rek dee moom rek huwa moom ci boppam tajallin ak feeñ waay la min ismi yi bu tukkee ci turu yàlla bi nga xam ne mooy alxayyi kii dund
xam nga tur yàlla yi dafa am ñu ñuy tuddee al a'immatul nafs al a'immatul sab'iyya mooy an nafsiyya mooy al asma'un nafsiyya mooy al a'immatul sab'iyya nafsiyya moom la ñuy wax sifaat yi ñu amee moom la ñuy wax sifaatul maani ci ilmu tawhid ñoom loolu lañ koy tuddee maanaam juróom-ñaar yooyu nga xam ne waa tur yooyu juróom-ñaar waa tasawuf ñoom a'immatu sab'a lañ ko tuddee mooy juróom-ñaari imam yi parce que tur yàlla yëpp ci juróom-ñaari tur yooyu la ni maanaam juróom-ñaari tur yooyu ñoo leen di irriguer ñoo leen di nandal juróom-ñaari tur yooyu noonu ñoom ñooy cosaanu lépp te ñoom ñoo existence ci adduna bi yëpp ñoo na amal lépp juróom-ñaari tur yooyu ñoom ñooy juróom-ñaari tur yi nga xamante ne bi ni ñu taxawee noonu la ñu taxawee ci sab'ul masaani muy juróom-ñaari yooyu baamu woo te mu taxawee jëmmi sóoratul Fatiha te jëmmi sóoratul Fatiha yooyu maanaam nga xamante ne sifaat yooyu melo yooyu ñoom ñoo taxawee jëmmi saar boobu ñoom ñoo taxawee jëmmi ruuxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam mooy alquraanul azim mooy alquraan bu mag bi ba pare moom mooy ruuxul quraan mooy ruuxu alquraan en réalité ruuxam esprit wu alquraan mooy jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam looloo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rek moo ko mën firi moo tax moom rek lañ ko yónni yabal ko ci yabal jox ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom kese lañ jox alquraan mu mën a téye ko maanaam ndax borom bi amoon na sañ-sañ ak kàttan ak man ci képp kenn kuy juddu daal di juddu wàllu kaamil daal di xam ne alquraan bii moom mooy li yàlla yabal ci moom borom bi subhaanahu wa ta'aala amoon na sañ-sañ ak kàttan ak man ak na su ko neexoon alquraan saa yu ñëwee ñun ñëpp kenn ku ci nekk mu wàcce ci yow alquraan après maanaam ñu jàngal la alquraan mais yàlla deful loolu parce que kenn attanu ko yeneen ci yàlla sallam attanuñu ko yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom kese donc rek moo ko attan moo attan alquraan wàcc ci moom rek ko attan léegi moo tax moom mooy alquraan bu mag bi nga xamante ne dafa tëju maanaam maanaam daf ko taxawee ci côté wu li ñu tuddee al jamu maanaam mooy dajale gi mooy qur'an bi le fait que mu dajale lépp ba pare exprimer ko ci furqaan bi maanaam le fait que mu mën koo tàqale mën koo expliquer mën koo leeral mën koo tot mën koo tasaare moo tax yeneen ci saa sam dundam yëpp alqur'an la moom mooy alqur'an bu mag bi waxam yeeg jëfam yeeg doxal ñëw yëpp alqur'an la moo tax soxna Aisha radiyallahu anha daal ni kaanat xuluquhul qur'an maanaam nekkam jëmmi jikkoom moom mbind gi ko yàlla bindi lépp alqur'an la loolu mooy xuluquhu voilà mooy sa nature intrinsèque mooy alqur'an voilà mooy doxalinam waxam jëfam voilà moo tax moom ñu wax ko ci jawaahirul haqaa'iq daqiqa ne anta qur'anuna fa kullu kalaamin wa fi'aalin lakum hudal kubra sallallahu alayhi wa sallam yow yaay suñu alqur'an yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne bépp kàddu ak jëf bu tukkee ci yéen rek loolu mooy njubu ponkal yi nga xam ne ñooy ponkal nitu yàlla yi ponkal nitu yàlla yi ni ñu leen di xamee mooy takk téye gi ñuy téye ak maanaam attachement bi ñuy am obsession bi ñuy am ci say wax ak say jëf say doxalin parce que xam nañ ne loolu moom mooy maanaam mooy jëmmi nekk jëmmi alquran moo tax ñu labal seen dund yëpp ci alquran te comme yaay jëmmi alquran ñu labal seen dund yëpp ci yow yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñaar yooyu tur yooyu ñuy wax nga xam ne ñoo taxawee kon juróom-ñaari facettes yi sab'ul juróom-ñaar almasaani facettes yooyu mooy alxayu mooy yàlla bi nga xam ne moom mooy alxayu wala boog melo bi ñun tuddee ko alxayaat mooy dund gi nga xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yom te dund yëpp ci dundam lañ jëlee moom nag moom alxayu boobu sax moom mooy imaamu yeneen imaam yi maanaam moom ci boppam sax ñeneen ñi ci des yeneen si ci des yëpp ci moom la ñu génnee voilà comme ni nga xam ne juróom-ñaari facettes yi nga xamante ne ñoom ñooy
comme li mooy juróom-ñaari facettes yi alquran wàcce unzila alquran ala sab'ati ahruf aadama yeetu gi maanaam le fait que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yor jëmmi maam aadama maanaam jëmmi doomu aadama moom mooy septième facette bi nga xamante ne moom moo dajale yeneen facettes yëpp voilà loolu voilà moom moo dajale yëpp comme waxoon nañ ko ci Ruhul Maani wal Bayaan leeraloon nañ partie bi kon loolu mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam subhaanallah sallallahu alayhi wasallam dundu alxayaatu mooy dundu yàlla dundam bi mu amul fu mu tàmbalee amul fu mu yam te dundu yëpp ci dundam lañu tàmbal lañu dundee mooy alxayu moom mooy kooku mooy benn après bi ko gën a jege te moom mooy li nga xamante ne moo gën a attaché wu ci moom mooy al ilmu xam-xam mooy al alimu moom yàlla moom mooy ci xam lépp xam-xamam amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem xam-xamam dafa daj lépp li am ak li amul li amagul ak li mën a am ak li mënta am ak li nga xam ne mënta am bu amoon nan lay amee maanaam xam-xamam dafa dajale lépp xam-xam moo tax boroom subhaanahu wa ta'aala comme dafa bind univers bi existence bi yëpp daf ko bind ci image am moom yàlla subhaanallah loolu moom moo tax tamit nga gis univers bi yi fi feeñ yëpp dañuy refléter maanaam boroom subhaanahu wa ta'aala ni turam yeeg melo yi maanaam présenté woo te loolu noonu moo tax adduna bi mënul woon demee neneen lu bokk tam nii parce que reflet wu turu yàlla yéen ak melo bi mënunoon a gën a rafetee ni mu demee mooy comme li Imam al-Ghazali waxoon rahimahullah ñu koy ŋaññi wala ñenn ñi comprendre ñu ko mu nekk loo xam ne dafa perturber mais ñu bari ba ci biir nit yàlla yi ñu bari ci ñoom affaire bi da leen a perturber comprendre lu mu wax lan lay tekki te fekk c'est simple c'est très simple ci ñaari côté keroog ñu ngi doon waxtaan ba waxtaan bi Imam al-Ghazali li mu wax dafa simple amul adduna bi mënta woon a maanaam lu gën a rafet lu mel ni adduna bi ni mu amee ni mënta ne maanaam amul loolu li mooy lan parce que lépp reflet wu turu yàlla yi ak meloom yi la te comme turu yàlla yi yàlla dafa bind adduna bi ci meloom moom yàlla ah ni mu agencé mbir yëpp maanaam kon mbir mi mënta lu gën lii mënta am parce que lu gën a rafet yàlla mënta am naka noonu yeneen sallallahu alayhi wasallam mooy reflet wu turu yàlla yeeg melo yëpp te adduna bi univers bi reflet wu yeneen bi la sallallahu alayhi wasallam maanaam alquran la maanaam reflet wu alquran moom mooy code xam nga code bi ñu codé adduna bi yëpp ba tax mu mën a taxaw te loolu amul lu ko gën a màgg kon mënta am lu gën a mënul woon a am beneen bi ci des tamit te mooy bi gën a simple mooy dégg-dégg bi nga xam ne moom boobu mënoon na gën a simple lal affaire bi mooy ne Imam al-Ghazali bu ne lu gën a rafet di adduna bi demee am nii mënul woon am mooy fi alan maanaam mooy ne yàlla borom subhaanahu wa ta'ala ci namm-nammam maanaam yàlla am na sañ-sañ ak kattan ak mën-mën ci defar adduna bu gën a taaru bii nii mu ne loolu mën naa ne buñ ko jëlee rek de manière globale maanaam ci joyal ko sauf que yàlla nammul def loolu comme que nammu ko nag lii la namm kon lu gën a rafet lii mënta am parce que yàlla lii la namm loolu tamit loolu moo gënoon a simple maanaam jarul maanaam après voilà complication yu voilà mais ala kulli xaalin borom subhanahu wa ta'ala liñ ci namoon mooy ni mu bindee adduna bi dafa nekk ci image am c'est-à-dire que xam-xam maanaam dund li ko gën a jege melo bi ko gën a jege mooy xam-xam moo tax luy dund lu nekk da ngay gis melo xam-xam day feeñee ci moom même bu dee côté instinct lay doon maanaam même bu dee ay instinct rek lay am tey par exemple bokk na ci ni nga xamee ni lii mi ngi dund mooy le fait que mu am instinct mu le fait que muy programmer muy doxal même garab yi ni ñuy dundee maanaam pollinisation bi nan lay amee nan la ñuy jëlee li maanaam nan la ñuy par exemple demander maanaam exiger ndox ak par exemple nan la ñuy def ba par exemple bu fekkente ne amuñu ndox mu doy ñu daal di sacrifier yenn parties yi maanaam rotal seen yenn xob yi ngir mën a garder ndox mi ak yeneen naka noonu tey animaux yi ni ñu dundee maanaam seen même bu dee loolu la sax
mais xam-xam la loolu ingéniosité la te xam-xam boobu mooy li gën a jege dund faw day jege ak xam-xam day am xam-xam lu rapport bu mu am moo tax kon alim am iraada mooy namm parce que xam-xam fa saa yu amee ak dund namm day judd maanaam namm day am voilà après namm moo ci tegu après namm mooy al murid mooy tax yàlla mooy al murid ak après mu am al qadiru mooy ki am sañ-sañ ak kattan ci def lu ko neex te amul lottul ci dara amul incapacité wala incompétence wala impuissance ci dara kooku mooy al qadiru boroom sañ-sañ bi voilà et que namm-nammam day appliqué wu ci maanaam sañ-sañam daa maanaam sañ-sañam boobu day exécuter namm-nammam après mutakallim mooy dafa am kàddu day wax ak Samiul Basir day dégg day gis juróom-ñaari tur yi ñoom ñooy tur yi nga xam ne ñoom ñooy irriguer yeneen tur yàlla yépp ñoom ñooy cosaanu tur yépp maanaam ñoom ñooy base bu mag bi voilà hatta Allah ci boppam tur bi al ilah maanaam Allah soo ko firi maanaam da nga am Allah maanaam nga firi ko mooy al ilahu muy juróom-ñaari xaraf yooyu benn bu ci nekk noonu la amee maanaam noonu la benn bu ci nekk ci ordre bi ma la wax nii alif laam alif laam ak bu am alif bu lif gu aj ak ha bi moom mooy basir mooy gis-gis gi moo tax ha boobu moo mujjee nga gis ha bi boo xoolee forme bi mu am nga gis ne adduna bi forme boobu la yor maanaam ci la parce que bëtu yàlla moom moo amal maanaam xool gi mu xool adduna bi dégg nga jëlee ko maanaam ci namm-nammam jëlee ko ci am maanaam kudra bi am exécuté ko ci la adduna bi yëpp amee ba pare dund ci dunduk alif bu njëkk mooy Allah mooy alifu al ilah maanaam kon mooy al aliful xayaat bi dund googu nag moom la adduna bi yëpp amee univers bi vum lépp am borom subhaanahu wa ta'aala moo tax univers bi li ko amal lenn kese la mooy le fait que yàlla di ko xool maanaam gis-gis googu basir gi juróom-ñaareelu xaraf bi juróom-ñaareelu facette bi juróom-ñaareelu tur bi voilà te da ngay gis juróom-ñaar yooyu lépp luy dund ñooy nuroo ci loolu luy dund da ngay am xam-xam lu am xam-xam day am namm-namm maanaam day gis namm-namm day am ba pare namm-namm bi day exécuter ay kattan ay mbir nga gis nga wax ji ak xool ak gis dégg gi selon niveau yi ak selon martaba bi ak selon lu nekk ak ku nekk ni la yàlla bindee voilà te gis googu yàlla di gis parce que tey gis bu borom subhaanahu wa ta'aala dindi woon gisam xoolam ci adduna bi rek adduna bi wëlbati ku nekk ne maanaam dootul amati parce que bu boobaa yeneen melo yëpp dañuy retiré wu ñoom tamit dootuñu amati maanaam mooy li amoon mais day dellu ne jóge ci am delluwaat ci ñàkk am carrément xam nga fi'lan maanaam dans la pratique ni li am dëgg-dëgg mooy ne lu am du ñàkkati dans la pratique loolu la mooy lépp lu am dootul ñàkkati day transformé wu mais borom subhaanahu wa ta'aala am na sañ-sañ ak kattan ci lu am mu ñàkkal ko mooy lan mooy day détourner xoolam ci loolu maanaam daf koy bañ a xool rek nga gis yeneen melo yëpp retiré wu ci moom nga gis mu neen walillahi masalul ala soo bëggoon a jël exemple mooy tey rëdd bi cercle bi point bi maanaam cercle bi li tax léegi imaginer tey ma rëdd benn cercle maanaam bu ma ko rëddee nii da ngay gis cercle bi day doon exister réel nekk réalité tey su ma ko effacé woon maanaam il suffit que ma effacé contour bi rek cercle bi doon exister te li nekk ci biir yëpp neen léegi nag borom subhaanahu wa ta'aala maanaam fii muy ne moom mu ne borom subhaanahu wa ta'aala dee dund ci boppam dund rek daf kaa may daf kaa jox melawu de maanaam dee ci jëmmi boppam dafa jógee ci turu yàlla bi nga xam ne moom mooy alxayu mooy kii dund mu ne lu tax nga ni waay loolu moom lu mën a nekk mu ne la fal mawtu dee ci jëmmi boppam huwa moom alxayaat mooy dund aynu xaar ci jëmmam
fa laysa ndax amul hunaaka fii mawtun ak dee goo xam te ne mooy dee gu mat sëkk bal li fi nekk li am dëgg-dëgg mooy xayaatum dund baax na xayaatum ginnaaw beneen dund en réalité liñ naan diw dee na maanaam mooy li muy tekk mooy jugee na suñu àdduna fii bu ko dundee benn forme dund bu amee woon fii léegi dem na feneen boo xam ne beneen forme dund la fa am loolu lay tekki mooy dee loolu rek la tekki moo tax sax gaa yi dinaan dem na bar sax wala wuyu ji na boroomam ma foofu ma nga foofu ci wek beneen dund moo tax fal mawtu dee wax mun ak def la kabirum bu rëy illusion la dee illusion bu mag a mag la da ngay gis nit ki ngeen dafa dee nga foog ne dundatul deful dara fekk mi ngi dund beneen dund léeg-léeg sax moo lay gën a gis léeg-léeg moo lay gën a dégg comme li yenent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax ak waa Badar ñun dey li ñu yàlla digoon gis nañ ko yéen nag Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko mais ñoom dee nañ mu ne ko gënuñu la dégg gënoo leen a dégg sama wax ji de waaye nag dañ dul mën a tontu nii maanaam mënuñoo tontu gu nit ñi di dégg fii ci suñu adduna bi loolu lay teg moo tax dee zahiru li feeñ ci dee nihayatul xayaat mooy jeexu dund wa baatinuhu waaye baatinu dee mooy bidaayatul ak dund li haadihi al xayaati ci bi léeg bidaayatu ak tàmbali bokk li haadihi al xayaati bi léeg dund fii suuratiha ci am melaw yi nga xam ne nag noonu la nekk ak daa'imati day aji sax al waasi'ati day aji yaatu al mutlaqati ba ñuy joyal dégg nga wax ji maanaam dee boo déggee diw dee na ci zahir nii mooy lan mooy ne dund gi mu doon dund fii jeex na waaye ci baatin mooy dund gi mu doon dund fii dafa am benn rupture pour mu am dund forme beneen forme dund boo xam ne boobu moom mooy vrai bi nga xam ne moom du jeex moom day sax day continuer maanaam kon lépp loo xam ne da ngaa jàpp ne lii de c'est une chose morte même xataa ba nga ne lii de feuille morte la xob bu dee la wala yooyu en réalité déedéet dafa jëlaat benn processus dund bu baatin boo xamante ne boobu mooy bu absolu bi parce que fii kenn du fi deewaat laa yazuquna al mawta illa al mawtatal ula duñu mos dee lu dul deegu njëkk jeex na comme ni ko Alxuraan wax kon fal mawtu dee huwa mooy allazi li nga xam ne yanqulu day toxal al insaan doomu aadama min daaril fanaa'i ci këru jeex gi ilaa daaril baqaa'i dem ci këru sax ga loolu mooy dee kon ñu yam foofu insha allahu taala ba jotaay bii di ñëw wallahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin juróom-ñaari tur yi inshallah est-ce que mën nañ ko fàttaliwaat waaw mooy alxayu almuridu no alxayu alalimu almuridu alqadiru as-sami'u albasiru ak almutakallimu mais ci ordre bi nii la alxayu 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 alalimu alqadiru almuridu almutakallimu as-sami'u albasiru mu juróom-ñaari waa kay Cheikh jërëjëf okay. beneen bi mooy jàng nañ ne que maanaam picc yi dañuy wax et que wax boobu maanaam dañ ko wutal tur muy muntaxa tayri suma juum mantaxa tayri waaw muntaxa tayri waaw léegi moo bëggoon laajte ndax Cheikh na Tidiane radiyallahu ta'ala anhu wala borom xam-xam yi maanaam indi nañu yeneen tur yoo xam ne ni dafa bokk ci langage animaux yi wala langage maanaam lu dund ñu wutal ko tur maanaam comme mu nekk comme maanaam pour picc yi mu nekk tur bu ñu xam non mantiqu tayri mooy waxu picc loolu lay tekki maanaam boobu pour traduire traduction arabe de arabe à wolof mantiqu tayri mooy waxu picc bu dee français mooy le langage des oiseaux waaw loolu lay tekki donc lépp lu ci nekk dafa am langage am animal bu nekk daa am langage am façon bu nekk dafa am langage am voilà loolu la kon amul ay tour spécifique par exemple langage wu picc mooy langage picc après nag ñoom ñëpp am na fu ñu daje en fait lépp lu am ci univers bi dafa am benn langage univers bi dafa am langage bu muy wax
en dehors de langage bi nga xamante ne moom mooy comme par exemple langage symbole yi langage signes yi ainsi de suite langage xaraf yi waxuma boobu parce que loolu tamit beneen façon la beneen forme langage wu univers bi la aussi maanaam lan moo tax univers bi par exemple nga gis benn mbir muy nuroog alif beneen mbir nga gis ko mu nuroog ha beneen mbir nga gis ko mu nuroog ha beneen mbir nga gis ko mu nuroog nuun beneen mbir nga loolu beneen affaire la loolu beneen affaire la mais wala benn mbir nga gis ko mu nuroog maanaam kii ci boppam par exemple nga gis par exemple man yu ci boppam man yu par exemple nga gis mu nuroog maanaam ni ñu koy bindee ci arabe nga gis exactement forme noonu la mel miim ni nuun bi yaa bi ne ainsi de suite nga gis forme yi maanaam wala yeneen maanaam yooyu yëpp ay subtilité la quoi voilà nga gis garab yi ñu nuroog alif par exemple mais yeneen yi meluñu noonu nga gis ñu mel ni point diacritique boo xamante ne lumière bi dafa éclatante mooy la Alxuraan naan wan najmu wa shajaru yasjudaan najmu mooy garab yi nga xamante ne duñu sax di am bant amuñu bant mooy bépp garab buy sax te amul bant loolu mooy najmu mooy dañuy tasaaroo nii mais nga gis mu mel ni benn point diacritique comme biddiw ni mi mel en fait voilà moom dafa am lumière ainsi de suite voilà nga gis animaux yi par exemple gis nañ ñu nuroog Allah animaux yi nga xam ne mooy comme dundit yi quoi mooy bestiaux yi bétail yi ñoom ñëpp ñoo forme Allah la ñu wax xar nag bëy gëléem ainsi de suite ak yenn animaux yi sauvages yi ainsi de suite yooyu yëpp maanaam yi dund ak nit ñi lu bari ak yooyu yëpp muy comme ñoom xaj ñoom muus ñoom ñëpp forme Allah la ñu wax maanaam ak yeneen yooyu ay langage la yu ñuy produire ci symbole ni leen borom bi bindee nit yor forme Muhammad parce que moo gën a mat voilà parce que ci xamdu bi ñu la doon wax sànq maanaam mu delloo si ci loolu maanaam ak yeneen waxuma langage boobu loolu laa doon wax ne la yooyu déjà benn langage la mais beneen affaire la min génn foofu mu am beneen langage bi nga xamante ne animaux yi seen bopp dañ kaa am maanaam ak lépp luy dund mais langage yi nga xamante ne bruit la langage yi nga xamante ne ay bruit lay def yooyu laay wax nii langage yu bruit yi benn bu ci nekk boroom subhaanahu wa ta'ala daf ka maanaam animaux yi dañoo am par exemple seeni waxin yoo xamante ne ci bëtu doomu aadama bi benn wax la mais ci dégg-déggu nitu yàlla bi nga xam ne boroom subhaanahu wa ta'ala xamal na ko wala ñoom seen biir beneen wax beneen langage la ni ñuy waxee too nuróowul voilà te lenn lu ci nekk léeg-léeg seen wax yi ci biti nii day am benn turu yàlla bu ñuy wax par exemple di ko ci kat nga xam te ne saa yoo leen déggee ñu wax turu yàlla boobu lañ nekk di wax ci nopp doomu aadama mais voilà voilà comme souvent animaux sauvages yu mag yëpp par exemple dañuy sikar huwa ci ay formes yu wuute voilà waa huwa hu même doomu aadama yi seen exclamation yëpp ay langage primordial boobu la ñuy exprimer mooy Allah ci langue bu primordial bu suryaanique bi yaa yooyu yëpp ay langue ay tur yàlla lañ yu mag a mag dans le langage suryaanique ñu maanaam borom subhaanahu wa ta'aala ku mu wuññul secret yi tur yooyu noonu mais presque yooyu lay sikare day toog di sikare parce que day xam interpellation bi ci nekk ci turu yàlla ci cosaan mais am na yeneeni forme yi nga xamante ne animaux yi benn bu ci nekk dafa am ñu sikare quoi loolu laa bëgg a wax léegi nag
langage yooyu yëpp ak langage bi nga xamante ne moom la bruit yi di def choses yi par exemple ngelaw li langage bi muy def bruit boobu ngay dégg moteur yi di ko def bruit bi ngay dégg maanaam yooyu yëpp day delluwaat ci langage bi nga xamante ne mooy langage originel bi tey ku comprendre langage originel bi su déggee lu mu dégg lu nekk day daal di dégg turu yàlla yi ci ginnaaw loolu loolu moom moo tax nitu yàlla yi di exprimer par exemple que ni même yi nga xamante ne ñoom ñooy sons musicaux yi ak tëgg yi sabar yi musique bi ainsi de suite ñoom ñi comprendre langage boobu noonu ñoom loolu amul problème ci ñoom du bàkkaar ci ñoom garawul d'ailleurs tuyaaba lay doon ci ñoom sax parce que dañ ci xamee maanaam boroom subhaanahu wa ta'aala ni muy waxe ak ñoom ak langage bi nga xamante ne turu yàlla yi ciy génnee mais loolu yëpp ay dimension la yu extraordinaire en fait yoo xamante ne yeneen mbir la en fait wallahu ta'ala a'lam. jazakallahu khairan. maanaam bépp jëf bu ñu jëf wala bépp wax bu ñu wax dafa am na ay malaaka yu ci juddu maanaam bu dee jëf ju baax la malaaka yërmande moo ciy juddu su fekkente ni jëf ju safaanoo la malaaka bu dul malaaka yërmande moo ciy juddu donc muy lu nga xam ni daf lay jural daal musiba léegi loolu soo demee bu tuub te du malaaka bi day tourné waat dañ koy wëlbati mu nekk malaaka yërmande. waaw. voilà léegi kii soo defee jëf ju baax jooju xam kon donc loolu am na fu mu jeexee. waaw. léegi bu dee yiw maanaam léegi yiw boobu day continuer yow ba nga génn àdduna wala dafay continuer ba ila yawmil qiyaamati. non day continuer feek malaaka boobu mi ngi dund. léegi lan mooy rey malaaka boobu laa bëggoon a xam. loolu borom subhaanahu wa taala mooy yamale ruuxu malaaka bi dundu malaaka bi ci dooley jëf ci. ok. borom subhaanahu wa taala moo ko yamale ndax mbir moo tax lépp moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan innamal a'maalu binniyaat jëf yëpp ci yéene yi la aju. du dooley jëf ji rëy du dooley yéene ji rëy rek noonu lay toll. loolu moom dooley ci koy def. maanaam bu dee nit ki nga xamante ne moom ab jullit la moom su ko defee doole googu muy am moom bokkul ak bu fekkonte ne tey par exemple koo xamante ne vraiment xol bi dafa sell ba pare maanaam xol bi dafa sell carrément kooku doole bi muy am muy gën a rëy encore par exemple ab xut bu zaman su ko defee yamul doole ak tey par exemple bu dee yenent bi moo ko def sallallahu alayhi wasallam yamul moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam ay waxam ak ay jëfam esprit bi ak nokki gi mu doon nokki njariñ gi ci nekk ba léegi ci adduna bi ñu ngi koy jariñoo ba léegi nii mi ngi continuer di am moo tax depuis mu ñëw adduna bi dafa nekk di avancer mais de manière fulgurante très rapidement dafa gaaw avancer bi te même boo seetloo Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bi mu ñëwee léegi tamit rapidité bi noonu la def noonu la gën a gaawee dafa gën a évoluer adduna bi ni muy doxe ndax doole yi mbir yi am na te loolu ci zaahir rek ci baatin la maanaam mbir yi tolloowul wallahu a'lam. jazakallahu khairan.